salaamaaleykum Kapa Mbanguero salaamaaleykum mbokki àddina Yadikon TV moo leen indil actualité combat bi nga xamante ne moom la ñuy waajal le 22 incha allahu ci diggante Toubacouta ak Malem Niani mu ngoog kon gaañ ñi tey ñu ñëw taxaw ak Alpha mu nekk nit ki nga xamante ne lamb campement Ngexoox fu mu mën a yegg moom moo ko fa yóbbu waaye lamb Sénégal itamit fu mu mën a yegg bokk na ci ñi tax mu yegg foofee Alpha tey dañoo ñëw fekk na fii ci écurie Ngexoox booloo tey ñu lay laaj naka ngeen di waajalee combat bi ak waa campement Ngexoox ñëpp nan la ñuy waajalee combat yi parce que nag yow ndaanaan nga boo waxee àddina dina la dégg tey dañ lay bàyyi mbokk Sénégal sur Yadikon TV nga waxtaan ak ñoom naka ngeen di waajalee combat bi le 22 incha allah. Dijé maa ngi amaat kontaante di nuyu waa Ngexoox yëpp di la nuyu bu baax di nuyu mon ami mon frère waaw di amaat kontaante ci moom parce que tamit yaakaar naa ne combat bi mu taxawee ba léegi waa Ngexoox ñu ngi koy préparé mais papa da nga ciy def liggéey bu am solo parce que gis nañ ne partout yaa ngi jàppale mbër mi ci wàllu pipe ci wàllu autorité yi ci wàllu ticket yi ci wàllu t-shirt yi yëpp yaa ngi ko ciy jàppale ñu nekk nag ci dernier réglage yi combat bi nekk le 22 muy dajek ndaanaan boo xamante ni Sénégal da koo bàyyi xel muy Malem Niani muy combat boo xamante ni tamit am na fu mu ñu war a yóbbu ñun waa Ngexoox ñu ciy woo ñëpp nag parce que tamit combat bi buñ ci jàllee yaakaar naa ne buuru Saloum grand combat rek la war a mën a bëre muy Toubacouta muy ki nga xamante ni doomu campement la donte bari nañu ay ndaanaan mais tamit moom moo am bis boo xamante ni am dayo bis bi am bis ñëpp doon ñaan yàlla bëre bis bu mel noonu ñu waa campement ñu am ko kon tamit damay wax ne rek dañuy woo autorité yi yëpp comme niñ ciy defee waaw di amaat ak cant nag ki nga xamante ni mooy Alla Diop dafa def ci combat bi loo xamante ni vraiment mënuñu ko bañ a sant parce que wax naa ko sànq bu ñëpp defoon noonu rek combat bi dafay jeex jënd na ay t-shirt jënd na ay ticket jàppale nañu ci ay car yóbbu nañu ci ay autorité te loolu mooy làmb boo gisee tey jii Balla Gaye egg fi mu egg fi Modou Lo egg fi mu egg fi rek Gris Bordeaux egg fi mu egg fi ay jàppale la te ñun waa campement tamit loolu la ñu manqué te yaakaar naa ne bis bi am na lu ñu war a mën a jàngal tey jii bu ñu jàppalee ba yàlla may ñu ndam ndeysaan réussite campement Ngexoox la suñu objectif dama koy wax toujours mooy roi des arènes te bëgg nañu yàlla yóbbu ñu fa incha allah waaw loolu daal la ñuy préparé. léegi ñu seetlu Toubacouta ñëpp nee nañu loxo bi daa neex moom la Sénégal gépp di wax tey mu doon loo xamante ne dóor kenn ñemewu ko koo dégg ñu ne daa mën a dóor ci moom da ngay xoolaat bu baax a baax ni ngay duggee ci moom staff bi manager am ñeneen nañ ne équipe bi lan la ñuy gën a renforcer instant bi pour di ko bàyyiloo xel li nga xamante ne mooy dóor bi parce que nag lu mat a bàyyi xel la parce que ñëpp moom la ñuy coow léegi nag naka lay préparer bi instant bi. waaw Malem Niani kenn doon ko présenté nekk na ndaanaan boo xamante ni yaakaar naa ne seetaan nañ ko ci ay adversaire am yi mu bëreel ki ma ciy lim rek bëri na ak ku mel ni Ganseras bëri na ak ku mel ni Tigre bu Somone mu nekk ndaanaan boo xamante ni tamit def na lu bari ci làmb parce que tamit bu ñu nee daa mën a dóor rek am na ñi mu dóor humilier leen ci dóor mais nag Toubacouta da di ndaanaan ku nekk ci 8 combats 8 victoire kenn dootu laa jàngal lu bari mais tamit adversaire yi mu doon dajal par rapport ak adversaire bii mu am dafa am adversaire boo xamante ni dafa am lu mu def ci làmb ba pare agressif ba pare mën a bëre nekk écurie boo xamante ni tamit écurie koo xamante ni tamit nekkoon na roi des arènes fii ci Sénégal muy Manga 2 muy koo xamante ni tamit dafa def lu bëree bëri ci làmb mu am expérience ci làmb waaw ñun nag donte ay xale lañu am na lu ñu xam ci làmb doodi moo tax combat bi bàyyiwuñu benn bàyyiwuñ ko ci plan yëpp dañ ko préparé liggéey ci préparé nag yàlla mayuñ ci bilan parce que dama koy wax toujours nee naa leen ñii duñu ay adversaire Toubacouta parce que Mbaye Diouf Youssou Ndour mi bëri combat bi grand combat bi rek Toubacouta di seen morom kon nag ñun lii passage fu ñuy jaar bëgg am fu ñu egg te tamit foog mu am fu ñu jéggi waaw damay wax ne rek yal nañu yàlla may ci ndam ci combat bi supporters yi génn mobilisé wu parce que déjà ticket yi déjà jeex na joxoon nañu talon yu bari gars yi liggéey nañ ci lu bëree bëri mais nag dañu bëgg ñu continuer di liggéey ci affaire boobu parce que tamit am na fu ñu mën a yóbbu di ñaanaat yàlla tamit am na ay ndaanaan yoo xam ne ñu ngi biir Ngexoox lu mel ni ay Sélémélé lu mel ni ay Ino lu mel ni ay Cicelo lu mel ni ay Lig Nicolas ñu ngi fii waaw kon nag dañuy ñaan yàlla bu ñu jógee ci combat bi ñoom tamit ñu am ay combat parce que tamit doomi Ngexoox yi dañu leen a war a dégg partout comme niñ leen déggee ci mbapat mi parce que tamit yaakaar naa ne mbapat mi béy nañ ci suñu waar parce que tamit doo lim ay ndaanaan fii ci Sénégal
te lii moo campement Ngekoox partout lañ koy dégg ci àdduna bi te booy yi ñoo ko fa yóbbu lamb foo xamante nii vraiment bëgg nañu tey ñu xëy benn bis journaliste yëpp daw ñëw si Ngekoox lan lañ fay seeti roi des arènes lañ fay seeti ñu ngi koy ñaan yàlla ci darajay Seydina Mohamed. d'accord mais léegi li ci gën a am solo tamit bokk na ci li nga xamante dañ koy tënk daal di pare moo nekk tey promoteur bu tëggal mbër combat rek dañu xool public moo ko may. waaw parce que public moom la ñuy tëggee ainsi ay événement tey ñu xool lamb ji Ngekoox bëgg nañu mais dafa xaw a sooxe tey jii ci combat bi la ñu war a appliquer wan doomi aadama yi ne lépp loo xamante ne mu ngi jëm ci domaine u lamb campement Ngekoox bëgg nañ ko te mën nañu ko ndax champion bu nekk juddoo na fii tey ban message ngay lancé public u campement Ngekoox pour ñu waajal incha allahu le 22 mai ban communication ngay dugal foofu pour ñëpp mën ko waajal. waaw dafa am rek lu may wax toujours ci lamb Sénégal damay wax ne mën nga fee nekk ndaanaan te kenn du la xam parce que tamit bu nookoon loolu selemele dem nañu egg ko parce que def na fi loo xamante ni tamit war nañ ko xam partout mais lamb public la parce que tamit boo gisee Siteu am nu mu taxawee ci lamb public am moo tax nee naa la Siteu ba muy bëre ak Rouge Bordeaux Siteu ñu ngi ko fay 5 millions Rouge Bordeaux ñu fay ko 500 000 lan moo ko waral public bi boo gisee Coens fu mu demee nit ñu tap ko fu mu bërewaat parce que public bi léegi nag ñun dañuy ñaan yàlla loolu ñu ñaan yàlla tamit waa Ngekoox yëpp jàpp ci public bi parce que xam nañ ne mën ngaa doon ndaanaan mais boo amul benn public bi doo egg fi nga bëgg a egg te tamit pour nga egg fi nga bëgg a egg foog public bi yëpp jàpp ci ginnaaw damay santaat ñëpp rek parce que gis naa ne tamit Ngekoox engagé wu na ci combat bi gis naa waa Ngekoox sport niñ ci jàppee gis naa tamit autorité yi chauffeur camion yi aussi waaw chauffeur camion yi ak waa bureau fii waa bureau ñoom tamit macha allah ñeneen ñëpp jàpp nañ ci bëgg nañ tamit Pape Sango Diouf monsieur le maire ki nga xamante ne nii waaw député maire ci Ngekoox la bokk moom kenn du dem fenn jéggi ko kon nag dañuy ñaan yàlla rek waaw mu jàppale Toubacouta doomu campement la donte sax def na lu bëree bari ci lamb ji parce que tamit fii ñu nekk nii moom moo ñu ko jox ñu fiy entraîné muy def mu ñuy situationné chaque année kon nag dañuy ñaan yàlla rek mu yokk jàppale ki nga xamante ni yaakaaru Ngekoox la ni ma ko limee rek bu ma limee Pape Sango Diouf nag lim naa autorité yëpp ñoom Malick Gueye ñoom Ngekoox bees waaw Ahmed Diallo waaw di lim ñëpp rek waaw Mame Ali Sarr di woo ñëpp rek ci combat bi di leen wax ne combat bi nag suñu bakken lañu ciy teg li waa ji wax parce que xam nañ ne doomu Ngekoox moo aye te tamit am na fu mu ñu war a yóbbu waaw di santaat bu baax coach yi parce que tamit gis nañu tamit ni ñu mobilisé woo yaakaar naa ne boo xoolee tey jii gars yi nga xam ne tamit combat bi ñor na leen boo xoolee ni ñu ñëwee en masse supporters yi ñëw rek da ngay xam ne ñëw nañu en masse di ñaan yàlla rek gars yëpp ñëw rek nga xamante ni mooy loolu quoi ñoom grand amat ñëpp waaw ñu ngi ñaan yàlla daal ci daraja Seydina Mohamed yàlla may ñu ndam waaw di ko ñaanalaat ñëpp rek di wax ne bëgg nañu combat bi te ñu ngi ñaan yàlla ndam ci daraja Seydina Mohamed di amaat kontaan ci yow bu baax di wax ne nag yàlla na liggéey bi jëm ci kanam waaw voilà bu soobee yàlla combat bi xam nañu fu mu ñu war a yóbbu ndax campement Ngekoox dañoo soxla woon combat bi nga xamante ne nii moo nekk combat capital te ci lañ toll tey jii nii combat bi foo mën a romb ci mbedd campement Ngekoox ñëpp ñoo koy waxtaanee mais yow nag da nga ci liggéey bu am solo parce que nag képp ku wax bëre ci campement Ngekoox yegg na fii mu yegg fii tey jii nii tey da nga ci bokk da nga ci bay sa waar kon foo waxee àddina déglu la kon tey jii nii dañuy joxe rendez-vous incha allah 10 heures ñu mën a fanaan si nañu fanaan si ñu mën a yendu si ñu dem jël victoire waa Saloum woo leen ñoom ñëpp waa Saloum ñu ngi leen di woo parce que tamit gis nañu tamit dañoo liggéey lu bari ci Toubacouta parce que boo seetloo drapeau chef de l'État 2021 keroog ba buur Saloum wàccee foofu ci la ñu gëm ne moom mooy buuru Saloum bi mu wàccee man mii damaa yaakaaroon ne Eumeu Sène moo wàcc jour boobu laa ko ne tey laa nangu ne yow yaay buuru Saloum mu nekk loo xamante ne nii lu rafet la ñu jël dëkkub lamb tuddee la ko muy buuru Saloum ndeysaan waaw mu doon loo xam ne nag du deñ parce que tamit lamb joo dem tëj ko ci Saloum nu mu toll su yàggee ñu tuddee la buuru Saloum di ñaanaat yàlla rek mu may ñu dam di woowa zone Dior ñëpp jëlal ma image bi mu ngi noonu waaw nga jëlal ma ñëpp rek boo paree nag jëlal ma côté yi parce que tamit liggéey nañ lu am solo ci Toubacouta ñoom tamit waaw di santaan ñëpp di gërëmaat ñëpp mu nga ko gaañ kon da ngeen may topp ba léegi nee naa leen incha allahu dañoo xaar li nga xamante ne mooy victoire bi le 22 bi incha allah xaar leen ko nee naa leen nettali bi yëpp incha allah ci le 23 bi lay doon yàlla nañu yàlla may ndam mu ngoo ko comme ni ma leen koy waxee saa su nekk le 22 incha allahu du yomb ci diggante Malem Niani ak Toubacouta tey ñëw nañu fii ci écurie Ngekoox mbooloo ñëpp génn nañu waaye xoolal surprise bi ci gën a neex Mariasine may sa bigee xam nañ ni dinañ am victoire ngir sa jëmb ji xam nañ ni dinañ am victoire ndax boobu ba léegi Ngekoox yaa ngi fii bay sa waar tey nga ñëw defal ñu surprise bu doy waar surprise bu amul fenn tey xam nañ ni amoo jot amoo temps li la yëkkati yombul tey nga ñëw
soutenir ki nga xamante ne mooy Toubacouta dañ lay bàyyi mbokki campement ndax lii fierté la ndax lii monument la ana lan ngay lancé mbokki campement. mais di wax xanaa Touba moom suñu mag la suñu xarit la suñu mbër la te et puis nit moom amul lu dul doomam quoi te doomu dëkk bi la te la ñaanal yàlla defal la jàmm rek yàlla dool la xéwal en tout cas moom ndam li fi la jëm si bu neexee yàlla te loolu day am. gars yi dafa def lu am solo parce que tey jii dëkkul campement Ngexoox fi mu jógee sore naag campement Ngexoox lu bëree bëri day bàyyeekoo Ngoundiane ñëw Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar waaye ñëw fii dëkkub soxnaam bu ko neexoon yem këram yónnee lu muy yónnee du fi teg tànkam tey nga def lu yëfu noobul bi yëfu gore bii nga def tey nag waa campement Ngexoox gépp roy ci sa jëmm ji Maria Sine may sa bigee bokkub yaay Wally 2 bokkub yaay Wally Seck jërëmi ci mbéy doomi Papa Thione doomi Mama Diaga séeri soxna Aydara waaye séeri lam tooro buru gédel yaa waay samba ñu ngi lay jaajëfal ñu gis tey ji encore l'enfant chéri de Thiès kaay Wally 2 mu nekk xaritu Wally Seck waaye nekk chéri lam tooro buru gédel tey mu ñëw def acte bu rafet bi ñëw bett la sa biir dëkk mu def lu rafet tey ana ban message ngay lancé foofu. waa dañuy kontaan rek kontaan nañ bu baax a baax parce que xaar doomu dëkk bi la xam nga di soutenir dëkk bi saa su ne xam nga tey jii mu def geste noble geste bu rafet bu ñëpp defoon ni moom tey jii yaakaar naa ni bis bi dina gën a weesu fii nii ñu nekk. parce que moo ngi nii nekk ba Canada yaakaar naa. yebal borom këram di Wally 2. nekk ba Ngoundiane. waaw borom këram. waaw borom këram mu ñëw def déplacement ak dérangement ñëw. fekk si ma fii indil ma teraanga samay biir nawle bu ko neexoon mën na ko see bañ a fekk wéefa ngi fi Orange Money geste bi moo rafet. mais tey jii dafa dawal otoom sol essence am ñëw ba fii indil ma lii kon kontaan naa di ñaanal dinañ ne DJ Papa waxati na. waaw di ñaanal xaar Sall xam nga lépp lu mu bëgg si àdduna am yàlla may ko di ñaanal kii di borom këram di Wally 2 xam nga yàlla gën koo dimbali gën koo wéral ba Wally Seck mu muy roy mu mel ni moom wala mu mel nu kawe Wally Seck kontaan nañ bu baax daal acte bi rafet na yàlla na la yàlla may ndam lii rek day firnde ni non yàlla foog mu may la ndam parce que geste bi dafa daw yaram dafa tooyal xol gars yi mu ngoog ci gën a am solo ñu ngi taxaw ak coach Abdou Khadra coach Abdou ndeysaan mu ngoog ñu fekk ko fii ci fi nga xam ne mooy écurie Ngexoox Mbooloo tey ñuy waajal le 22 ci diggante Toubacouta ak madame Niani tey ñu gis mu am adversaire bu doy waar adversaire bu yéeme ci dóor ñëpp di ko coow fu mu toll nii ci Sénégal tey bu fekk la nga nekk coach sam buñ la dee laaj ana lan nga koy entré an lan lay préparé pour li nga xamante ne nii yàlla dina ko mën a may ndam ci kaw madame Niani tey buñ la doon laaj naka nga koy gérer quoi ak pression bi ñëpp di coow. salaamaaleykum waa écurie Ngexoox Mbooloo di leen ziare di leen béggee bu baax di leen baalu ak di leen jaajëfal aussi di nuyu waa campement Ngexoox yëpp ak zone Dior ak képp ku nekk ci Petite Côte bi maa ngi lay nuyu di la ziare di leen ñaanal rek jàmm di wax ne Toubacouta dafa nekk mbër moo xam ne dafa neex a àndal dafa neex a àndal dafa neex a course dafa neex a entraîné loo parce que mbër mu am fit la mën a bëre mën a xeex am doole aussi kooku booy ànd ak moom doo am lenn looy xel ñaar doo am lenn looy ragal aussi te li tax ma wax loolu mooy Toubacouta mii man ragaluma ko ak benn mbër amul benn mbër boo xamante ne si dinaa ko ragal ak moom maanaam ñaari man ni ma ko gisee mooy dañuy jaar rek jàll dañuy jaar jàll wëri beneen combat ñun fi ñu teg suñu bët mooy ay Eumeu Sène ay Balla Gaye ay Bombardier ñun ñooñu lañ teg suñuy bët ay Modou Lo ñooñu lañ teg suñu bët mais pas ay maram ñaar parce que kii ku ko xool da ngay xam ne carrément yàlla defal na ko loo xamante ne si li mu ko defal ci ay mbër bariwul parce que boo xoolee mbindum Tyson moo ko amoon ci làmb ji te Tyson génn na làmb ji moom mi yàlla macha allah yal na ko yàlla lafal cat man awma kenn ku ma koy tiital ci mbër yi nekk Sénégal amul moom daal li ma koy ñaan mooy bu demee malam ñaan yi na ko jox cër yaa ngi dégg ñu duma ko daan ko te ñibbisi ak jàmm loolu rek laa koy ñaan na ko jox cër rek bu ko joxee cër ñu duma ko daan ko ñibbisi loolu laa amoon ci li ma ci maa ngi gërëm ñëpp di sant inchallah ñu ngi koy jaajëfal moom mooy coach bi gis nga mu ngox gars yi fi le grand champion Modou Mbacké ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey ñu lay laaj naka ngeen di waajalee combat bi te dégg nañu Malem Niani moo dàq duur ci arène bi tey lan ngay conseil ki nga xamante ne mooy sa rakk Toubacouta. waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu waa Yadikon TV di nuyu waa Ngexoox yëpp di nuyu waa équipe bi di nuyu dirigeant yi mel ni Boy Ndiaye Alpha Abo di nuyu yeneen grand yi fi nekk yëpp di wax ni combat bi moom gars yi pare nañ ko ci physiquement mentalement maanaam daal pare nañ ci côté bopp parce que bon ki ñu dajeel xeexkat la bëreekat la mais booy bi tamit vraiment muy Touba booy bu am avenir la te ku ne xam na ne gis nañ ko ci lutte simple mu ngi prouvé
bon yàlla def na nag comme que mu ngi doog a dugg si dóor bi amagu ci combat yu bari. mais gis nañ tamit mu ngi ciy commencé am tamit expérience. d'accord parce que combat yi passé yëpp gis nañ que ni mu ngi prouvé daal. waaw ñu koy ñaanal nag yàlla may ko ndam quoi vraiment. d'accord parce que tamit mbër moom avenir la daal. waaw mbër moom avenir la. tey ñëpp a ngi koy bàyyi xel tey jii ni mu mel ci mbapat bi gars ñëpp di xaar est-ce que noonu la mën a mel ci arène bi mais combat bi tey bu ngeen ko daanee est-ce que xam ngeen fi mu leen yóbbu ak bu ngeen ko ñàkkee tamit yàlla tere est-ce que xam ngeen fan la leen jëmale. waaw xam nga jàmm moom li mu mën mooy sabablu rek. mais gis nga ñun daal ñu ngi am nañ confiance que ni daal. waaw kuy wuti daal xalaatuñ ñàkk daal. am rek la ñaax dëgg yàlla ndax booy bi préparé na ni mu war a préparé. bon li ci des nag mooy yàlla. d'accord waaw ñu ngi koy ñaanal daal yàlla may ko ndam. d'accord vraiment xalaatuñ ay défaite daal xalaatuñ ay daal. léegi mais combat bi ñëpp dañu ne moo ko mën a yóbbu ci kaw a kaw cour des grands tey jii ñu mën kaa booleeg ñi nga xamante ne ainsi lamb daf leen di coow pour mu yegg fa foog mu daan combat bi tey jii loolu la nga koy conseillé ci loolu. waaw xanaa mu xam valeur combat bi rek. très bien effectivement. parce que tamit lamb da nga toll foo xamante ni. day am combat yoo xam ne moom moo lay lancé. donc soo ko amee nag da nga ciy teg sa paquet. c'est ça. te moom xam na loolu. xam na fi combat bi dayoo bi fi mu toll moom xam na ko. donc xalaat naa ni du ko caaxaane daal parce que xam na fi mu ko mën a yóbbu aussi. d'accord loolu moo ci gën a am solo. voilà. d'accord kon ñu ngi lay jaajëfal mu ngi noonu le grand champion mu def fi lu nekk ci làmb ñëpp xam ko kon nag dañuy joxe rendez-vous ba le 22 ñëpp génn ñu dem soutenir Toubacouta buuru Saloum incha allah. salaamaaleykum mbokki Sénégal salaamaaleykum mbokki àddina ñuy waajal le 22 mu nekk combat bu mag a mag ci diggante Toubacouta ak Malem Niani comme ni ñu ko waxee saa su nekk rek le 22 tey ñu nekk ci Ikri Ngexoox ñu fekk fi Boy Ndiaye ñu bàyyi la ak waa Sénégal bàyyi la ak waa Yadigon TV pour nga waxtaan ak ñoom naka ngay waajalee combat bi. waaw salaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku nekk turam ak santam di nuyu waa Ngexoox yëpp di nuyu waa Ikri Ngexoox mbooloo jiite ko ci président ba ci suuf di gërëm sama booy yëpp waaw di ñaan yàlla bis bi ñu fekk ko jàmm ak salaam di ñaan suñu borom mee ñu ci ndam ndax booy yi moom mérité nañu lu raw li ndax booy yi dañoo baax dañoo joxe cër teg nañu fa ñu war a teg ñun tam dañuy bàyyi suñu lépp ndax ñoom ndax àdduna loolu lañ fi am rek demalante ñëwalante dimbalante jàppalante ndax benn loxo du tàccu kon ñu ngi gërëm ñi fi teew ñëpp ñuy jàppale booy ñu ngi leen di gërëm di ñaan yàlla nangu ñaan yëpp ndax ñëpp benn yéene bi lañ am muy lan Toubacouta am ndam yàlla na ko suñu borom defal ndam defal ko keneen ko am combat yàlla may la ndam def ci Ikri bi jàmm def Ngexoox jàmm yàlla musal ñu ci làmmiñ ak cat ba lii bu jeexee dimanche yàlla may ñu ndam lundi ñu feete ko mardi mercredi ñu reprendre suñuy entraînement ni mu xumbee nii su ma soññee da koy xumbee chaque jour mais pas ay combat ba combat rek mu mel nii waaw loolu moom ñaawul sa mais mun naa gën a rafet que nii waaw di leen gërëm di leen sant yow tam ko baax nga ndax gis naa combat bi yaa ngi ciy jàpp dem ko ci place yi yaa may dégg di lancer affaire bi yàlla na yàlla yokk xéewal defal ñëpp jàmm yokk wërsëg gi kattan ñu doole ñu ñun ñëpp maa leen di gërëm di leen sant kontaan naa trop macha allah waaw jaajëf sama mu ngoog sur Yadigon TV ñu ñëw fii ci Ikri Ngexoox booloo ndeysaan ñoom ñëpp ñu ne fii tey ñuy waajal li nga xamante ne mooy combat bi mag bi war a am ci diggante buuru Saloum ak Malem Niani le 22 incha allahu ñu leen laaj naka ngeen koy waajal ak naka ngeen ciy duggee. waaw ginnaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi sant sëñ Tuubaa wér sant maam Serap Fall waaw sa waay moom mu ngi si liggéey bi ku ko xool xam ne instant bii moom wax dëgg fa yàlla bu doonoon tey pare na pour bëree. waaw ndax tamit mbër moo xam ne chaque jour yaa ngi compétir semaine bi di nga si bëril tolloo 4 fois di nga si génn bëri ji kooku benn combat jaaxalu la quoi waaw te bi saison bi ba léegi muy compétir fi mu toll nii day mottali rek mais am nañ si yàqin ne moom xam nga waaw lépp jàmm daal ñu ngi koy ñaanal ndam rek ak tawfeex ak taysiir. d'accord mais est-ce que adversaire bi ngeen war a am xam nga ko. waaw man moom xam naa ko. est-ce que dëggantaan xam nga ko. waaw xam naa ko bu baax ndax tamit avant sax xamee moo avant loolu sax dama daan bokk ak moom sànce di liggéey. ndax moom jamono boobu noonu lamb ji dafa metti si moom ba mënatul am dara mu wàcc si maçon bi. d'accord waaw. d'accord mais dégg naa ni loxo bi dafa neex loxo bi moo raw lem dóor rek lay def tey loolu lan ngay conseil sa doomu nday bii di Toubacouta. waaw sama doom nday bii mooy su ma juumul 9e combat am. te combat yi mu bëre yëpp ñoo ànd yi si ëpp ay dóor mu daanu la. ay dóor mu daanu yi si ëpp yi ma seetaan yëpp ndax maa ngi moo ma ko ànd. yi si ëpp yëpp ay kaawo la. d'accord xëy na nag am na yoo xam nit ñi seetaanuñ ko. mais yi si ëpp ay kaawo la. tey mu dajante ko mën a dóor tey jii boo ko doon conseil lan nga koy conseil mu pour mu demee kaak ci làmb ji mu dem ci. waaw mais dañ ko siy njiitu rek. loolu rek problème bi ñun maninam dañ ko siy fekk si. waaw ndax nit li mu gën a manee doo ko may ba mu koy pratiquer. waaw ñun dañuy dem pratiquer loolu noonu. mu ngoog waaw. kon gars yi mu ngoog dégg ngeen bu baax a baax le grand champion nu mu ko waxee mu ngoog muy champion Idi ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax gars yi da ngeen ñuy topp ba ci kanam ak kanam incha